kaay yeeg seen i xët njëkkee ko ak l'observateur ci ndimbalu Mame Birame Diouf Mame Birame ñu ngi lay nuyu gërëmati la ci jàppandal gi ci subaak léegi diggante ñaari jotaayu xibaar yi ak yéene kaay yeeg seen i xët laataa ñu koy xóotal ca kanam ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ci revue de presse bi. alors l'observateur mi xëy tey ak waajtaayu programme bu mag bi la ñu tuddee Bercy le 18 novembre dañu koy amal ca Paris waaye ba tey ci xëtu yéene kaay bi ñoo ngi lire ci français ouverture de l'aéroport de Diass remous dans le ciel sénégalais. sànq sax boo xoolee ñu dëkk ci wet ga noonu di kaas kon ñu dugal seen i doom ci biir kër googu di aéroport international Blaise Diagne waaye it yeneen yëngu-yëngu yu am ci rawatina kër yi ci mel ni SHS ak AHS nga xam ne seen i liggéeykat it bëgg nañu lépp lu jëm ci seen i acquis ñu sauvegarder ko xëy beeg lépp lu mu doon demee daal kilifa yi bàyyi ko xel. donc loolu la yéenekaay bii di l'observateur xëyee tey d'ailleurs daañu waxtaanee ubbite aéroport bu bees boobule bu ca kanamee tuuti ci wàllu koom ak Maymouna Gueye Bambalo yéenekaay yu bëri ci la ñu xëy tey yow it nga xëy ci sa journal beneen yéenekaay xëy tey ak ay kàngam yoo xamante ni dañ leen ràññee ci wàllu politique le quotidien nataalu maître Aïssata Tall Sall Khalifa Sall ak yeneen i politiciens yéenekaay bi def ci xëtam exclusion de Khalifa Sall et compagnie du parti socialiste feu vert en rouge. voilà donc Pape Cheikh ana lan la ci bureau politique bi di jël comme ndogal gannaaw ba ko secrétariat exécutif national santé kon ñu dàq ñi nga wax léegi bokk na ci Khalifa Sall Aïssata Tall Sall Bamba Fall Barthélémy Diaz ñoom ñu jàpp ni kon daal li ñuy doxalee dafa wute ak charte parti bi texte parti bi kon daal ñu jàpp ni mënuñu def rawatina ba ñu bokkee sax ci ay liste parallèle waaye liste yoo xam ne ni ànduñ ak Benno Bokk Yaakaar kon ci élection législative yi nga xam ne nii génn nañu ko Pape Cheikh. Vox Populi xëy na itam ci parti socialiste xët bi ñu découvrir ndoo ko ñi nga xam ne ni ñoom la ñu seetlu ci le quotidien daanaka moom le Vox Populi xëyee tey ñuy lire ci xët bi ci français le PS veut se débarrasser de ses dents pourries. voilà moo doon ñu jàpp ni kon daal seen nekkin ci biir parti bi loolee dafa jàdduwul waaye ñoom it sax jàpp ni sax bu fekkee tey violation texte yi parti bi am na kon ñi farek Khalifa Sall jàpp ni kon mooy kilifa yi nga xam te ñoo ŋànk parti socialiste ndax ñoom Bamba Fall ñoom seen dañoo jàpp ni daal la ñuy def booba léegi dafa tegu ci yoon amul fenn foo xam ne ni mu lañ leen dàq ci parti bi kon daal dañuy wéyal seen xeex ci seen biir formation politique boobu. yéenekaay bi di L'As xëy tey ak assemblée nationale nataalu hémicycle be nekk ci xët bi ak photo wu président bi di Moustapha Niass ñuy lire hausse du budget de l'Assemblée nationale le trésor incontrôlé le trésor incontrôlé de Moustapha Niass. doon beneen laaj bi samp Pape Cheikh ci yorunu koppar gi foofee ci assemblée nationale doon sax kon kër goo xam ni fii ci biir réew mi moo war a doxal ak it saytu it lépp loo xam ni nguur gi dina koy doxal bokk na ci budget bi nga xam ni sax ñu ngi xaar kon ñu jox ko député yi ñu am ci njàngat waaye foofee ci assemblée kon lépp lu jëm ci yorinu koppar it dafa doon loo xam ne ni saytu kon war na ci am ñenn yi jàpp ko ndax it lu bëri ñu ngi koy ñaawlu ci doxalin. à propos de koppar et de budget las budget assemblée nationale la xëyee tey les échos xëy tey ak kopparu li mu tuddee secteur public ñu ngi ciy gis nataalu président de la république ak ministre bi di Amadou Ba 960,4 milliards juste pour payer des salaires. voilà salaire kon wute ak it investissement bi nga xam ne nii kon mbooleem service état bi ñu ngi koy amal ñu jàpp ni kon ñenn ñi que dépenses yooyu salaire yi kon dafa ëpp jéggi dayoo te doon loo xam ne ni dina gàllankoor dina wàññi bu baax doole liggéey gi nga xam ne daal bëgg nañ ko amal ci réew mi ngir it comme mën fee am. président Macky Sall ci xëtu yéenekaay yu bëri Dakar Time présidentielle 2019 la xëyee tey yéenekaay bi di ñu xamal ci xëtam ci français présidentielle 2019 Macky domine la bataille numérique. voilà donc njiitu réew Macky Sall xam nga sax ba mu amee kon jëriñ koo xam ne yor na lu jëm ci wàllu numérique ak it lu jëm ci microfinance waaye it la nga xam ne ñu ngi koy waajal jamono ji jëm ci élection présidentielle atum 2019 kon lépp loo xam ne daal war na ci tegu ci jumtuwaay yu xereñ dëppook jamono.
doon lu ko ñor ba kon amul leen loo xam ne daal bàyyi na ko ci gannaaw. Direct Info xëy tey ak maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall jiboo ndax mën naa ne ab laaj nag moo samp ci xëtu yéenekaay bi di Direct Info ginnaaw nataalu ñaari kilifa yooyu le pourquoi Macky y tient lu jëm ci réconciliation avec maître Wade. voilà mu am dossier yu bëri yoo xam ni Pape Cheikh tey boole na ñaari kilifa yi Macky Sall ak it président Abdoulaye Wade kon amit coow yu bëri yoo xam ne daal am na fi boobu ak léegi lu ci mel ni mbirum Karim Wade waaye ànd boobu ñu bëri jàpp ne daal mooy jàmm ndax it si la lépp xaj te it Sénégal dina ci aussi bénéficier wu. mu ngoog ki nga xamee ni moo jiite magistrat yi waxtaanam bu njëkk ak taskatu xibaar yi daanaka gis nañu ko ci yéenekaay yu bëri le témoin par exemple li ñu xamal ni exclusif première interview du président de l'UMS l'Union des magistrats du Sénégal je pense que loolu la après son élection Téliko s'appelle-t-il décline son programme. Souleymane Téliko Pape Cheikh kon jiite UMS moom kon yéenekaay bi ni mu ko xamlee ñëw fësal bëgg-bëggam fi mu bëgg a yóbbu UMS li muy xaar ba tey ci justice su Sénégal ak it daal lépp loo xam ne nii soxal na magistrat yi ci seen liggéey ak it loo xam ne war na leen ko jox muy ay sañ-sañ loolu kon Souleymane Téliko àggee ko suñu mbokk yooyu nga xam ne kon ñu ngi ci le témoin. voilà moom Téliko moomu sax moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di enquête alors enquête seq waxtaan ak moom comme yéenekaay bi di le témoin en vérité avec le président de l'UMS la ko tuddee le grand oral de Téliko. lépp rek kon di àggali waxtaan gi nga xam ne ni seq na ko ak ñaari yéenekaay yooyu bokk na ci enquête kon ak le témoin ni ñu ko doon waxee sànq kon ñu jàpp ni daal génn gu njëkk la gu muy amal gannaaw seen assemblée générale gi ñu amaloon kon yàggul dara ca Mbour moom Souleymane Téliko nag ñu bëri xamee ko ci ay position yoo xam ne jàpp naa lu ferme la taxawaay boo xam ne nii day défendre juste Sénégal waaye it magistrat yi. yéenekaay bi di réew mi ci xëtam tey xëy na ak ministre bu bees bu ñu dénk wàllu culture ministre de la culture Abdou Latif Coulibaly moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di réew mi ay kàddoom d'ailleurs la yéenekaay bi xëtee ñu tuddee ko révélation d'Abdou Latif Coulibaly Macky va éponger les dettes contractées par le FESMAN. FESMAN Pape Cheikh coow ba tey kon di ci am ñu jàpp ni sax lu jëm ci koppar yañ ko jëfandikoo ak nañ ko tasaree daal laaj na ña ko doon yore gestion boobu ñu xoolaat ko waaye jëriñ nga xam ne kon mooy Abdou Latif Coulibaly yore mbirum culture dellusiwaat ci kon ci xaalis googee ak it bor nga xam ne kon FESMAN bi jëlee nañ ko ci nguur gi nga xam ne kon moo fi nekkoon waaye taxawaayu njiitu réew président Macky Sall ngir kon ñu génn ci jafe-jafe yooyu nga xam ni kon jàpp nañ ni bor la yoo xam ne day ala kuliyali il faut que ñu régler ko. mu ngoog donc loolu ay kàdduk Latif Coulibaly la ci yéenekaay bi di réew mi ñu jeexal ak Libération moom mi xëy ak li mu tuddee vaste coup de filet policier en Italie une mafia sénégalaise neutralisée. voilà di dellusiwaat suñu mbokk yi nga xam ñu ngi bitim réew ca Italie kookee lii nag doon loo xam ne ni bu dee am na du neex kenn koo xam ni kon mu ngi yow fii ci biir Sénégal ne sax ci bitim réew ndax it doonul luy rafetal deru Sénégal ci bitim réew waaye lu ci mënti nekk doon na it mbir boo xam ne ni enquête bi Pape Cheikh dina ci ñëw leeral ko ngir nga xam exactement également nu mu demee waaye taxawaayu doomu réewu Sénégal ci bitim réew kilifa yi aussi war ci gën a taxaw. mu ngoog li ci des nag dañu koy bàyyeek Mamadou Mouhamed Ndiaye bu yegsee ci plateau bi ca kanam dina ko xóotal ñu lay gërëm bu baax Mame Biram bàyyi la nga daw àggali liggéey bi ak rédaction bu télévision Futurs Médias dig daje ak yéen bu ca kanamee lay doon ci yeewu